mbokk yeeg xarit auditeurs yi ni ñu leen ko annoncé woon démb ak barka démb ne woon tey jii gan gi ngeen di am mi ngi tudd Wally Ballago Seck di artiste auteur compositeur fii nga xam ni moom moo di ci Sénégal àdduna wërngal këpp xam ko te àdduna yëpp jox ko cër respecté ko mu daal di koy liggéey nag bu fekkee ni dañ la jox cër respecté la dafa am loo xam ne yaa koy liggéey moo tax nit yi jox la cër respecté la foo wàcc ci àdduna ñëpp jox la cër waaye tey li nga xam ni moom moo ñu ci gën a neex man ak Fatou Waré ak auditeurs yi rajo yi bi ñu ko annoncé démb ba tey lundi ba tey nit yi ñu ngi woote tamit di bàyyi seen question mais puis bi mooy sa première sortie bi nga xamee ni ki nga xam ni moom moo di papam dem na tey mu réserver ñu sa première sortie ñëw waxtaan ak ñun Wally Seck ñoo ngi lay nuyu te di la siyaare. maa ngi lay màggal bu baax a baax Boubacar maa ngi lay siyaare. Aïcha mi ngi noonu papa dama kontaan sama xol dafa sedd ci dalal ko première sortie mu accepté ñu ko ñun waa i rajo ñëw toog ak ñun fii waaye mën na nekk nag. parce que dama koy remercier toujours rek ci fiertéem ci ñun ñi nga xamante ne ñun lay àndal depuis 2009. ñoo koy feccal ñoo koy defal chorégraphie am lu muy def rek ak fu mu mën di nekk rek boo seenul Fatou Waré ci wetam dafa tukki maa ngi lay nuyu mon frère di la dalal. maa ngi lay bëggee Fatou. alors Wally di gannaaw ba ñu la nuyoo dañoo gis ni. On vient de sortir d'un moment difficile pour le monde entier defe naa ni bi yëf yi tàmbali am na waxtaan woo xam ni seexoon nañ ko au Radisson ba nga joxe woon ci sa xalaat ba sax daal di waxoon ni nañu def téléthon ñu daal di def téléthon daal di yëkkati ñun ak yow ak yeneen i artistes ak yeneen i sénégalais 100 millions de francs daal di koy jox état wu Sénégal ensemble nga daal di amoon initiative bi daal di koy partager ak ñun tey bi ñu demee ba nga xam ni Covid bi sori na tey boo doon mesurer les dégâts naka nga koy mesurer. waaw Boubacar maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp ñuy déglu à travers la rajo xam naa ni yéen vous êtes partout yéen a ngi ci site internet bi yéen a ngi lëmbee Instagram bi TikTok tout ça TikTok xam nga i rajo moom mi ngi lëmbee donc maa ngi nuyu ñëpp waaye di xamal ni rek ku ne xam na ni Covid moom li mu def ci dégâts c'est catastrophique. maanaam c'est grandissime. waaw vraiment le Covid a beaucoup causé. a fait trop de mal trop de mal. trop de mal mais yow mi nga xam ne artiste nga xam ne chaque week-end da nga doon jouer tu gagnais de l'argent tous les week-ends t'es resté 1 an sans gagner de l'argent comment t'as pu gérer ton groupe et tout ce que tu devais faire et les projets que t'avais. waaw def na bientôt 2 ans sax léegi xanaa mi ngi bëgg yàgg nag avant ñuy stand by léegi mu def 2 ans je pense que yàlla dafa dogal ni natt bi mu dalee suñu kaw mën naa wax ni sax ñun woykat yi ñoo ko gën a yëg parce que jaaykat yaa ngi jaay ñi liggéey ñi ngi xëy ji liggéey mais ñun woykat yi moom ñoo ko gën a yëg j'ai beaucoup perdu et mais nag alhamdulilah yàlla bàyyiwuñu ba lu ñu mënti ñàkk it ñu ngi téye ngor bi et on vit bien. quoi qu'on puisse dire loolu dañ koy sant yàlla en plus ma ànd ceeg ñu am fula am jom vraiment gëm yàlla doyloo ko li affaire bi géej gi sambara yëpp kenn déggu leen. donc c'est très très important. Le Covid a causé beaucoup de dégâts. On a beaucoup perdu. man ak samay nawle artistes. man samay nawle sénégalais africains whatever vraiment c'était difficile. Jusque-là c'est difficile. Jusque-là c'est difficile et puis même t'as perdu un être cher durant ces instants-là Sénégal ñëpp ñëw taxaw la àndandoog yow ci li nga xam ne moom moo di demu Thione Ballago Seck Sénégal ñëpp ñëw tu as senti les Sénégalais que ni yow ak ñoom yéen a bokk ndey ak baay. waaw évidemment maak sénégalais yi moom je pense que Papa Thione biñ ko doon woowee bi sama waajur génne àdduna ñoom wane nañ ko. alors je vais en profiter pour remercier leen bu baax a baax vraiment am naa contentement bu rëy ci niñ ma taxawoo ak niñ ko taxawoo boo demee ba ci armée li ñuy denc néew ñuy xëccoog yow jaag bi nga gis alkaati bu dóor nit mu taxaw insister ne ko dóor ma kii jaral na ma ko te xamu ko ci Adam ni Adam
à part bokkuñu dara bokk xam da ko xam rek nii ci li muy def ndax sopp ko donc c'est très très fort waaw yàlla na suuf oyof ci kawam amiin amiin mu xippee aljana firdawsi ak képp ku mu fa fekk ak képp ku ko fekk ci barki yonent bi mi ngi noonu ma papa Wally nekk nit koo xamante ne man dama fier tey ci yow et di la remercier pour cette opportunité Boubacar parce que nga nekk ak nit di ko feccal ba tey nga mën ko poser question bi nga xamante ne yàgg nga ko denc ko xam nit dëgg parce que man Wally li ma koy bëgg laaj rek mooy naka la def ba surmonter les obstacles parce que maa ngi ak moom depuis 2009 comment il a fait pour surmonter les obstacles devant tout le monde quoi man loolu moom laa ko bëgg laaj maanaam c'était pas évident de boo juddoo fekk baay ba fi nga toll tey loolu mooy question Fatou Waré waaw Fatou dëgg la dañoo ànd lu yàgg waaw mais ci kaw ànd bi aussi ñu miinante nag parce que nit mën nga ànd ak moom lu yàgg ngeen seq liggéey mais maa ngi moom dañoo miinante mën nañ toog par exemple 4 heures de temps di waxtaan duñu gis heure yi Fatou Waré du sàppi waaw xam nga sàppi donc loolu moo koy wax pour que les Sénégalais en prennent compte beneen bi may àggalee ci woylee tontom bi mooy man yàlla dafa dogal dama bëri jaar-jaar donc su ma dimbalee ci sama jaar-jaar yëpp ma aboutir ci lii maanaam fekk ci sama waajur ci li mu doon def maanaam mooy ndono mënuma lu dul vraiment gëm ni destin la te destin nag boo ko nangoo da ngay gëm boo gëmee ba pare da ngay foncer soo dee nekkee ci yoon bi doo gestu c'est très très important li ma yàlla defal dafa yànje car macha allah man jaay naa promotion def naa mécanicien dem naa Colobane Sanex Samb bokk naa ci ñi ko doon jël si fii mu ñëw di ma dal bu ñëwee Ouest Foire maa ko doon jàpp yóbbu ko centre commercial moom ñoom Jojo yi ñoom Mangas yi ñoom Boy Sow di leen jaay ay jiin di rangu jiin di leen ko jaay yàggul déedéet yàggul donc su yàlla dogalee nga def yooyu yëpp mu teng nga génn di dem fubal yi mu teng nga ñibbi si mu ubbil la bunt bi alors Fatou Waré loolu xaqatal ak yooyu noonu waruma mën tax ma bàyyi parce que c'était ma je peux dire que c'était la porte qui m'était ouverte vraiment porte boo xamante ni dama doon gis ni fii sama sac mi ngi fii fii sama teranga mi ngi fii sama honneur la fii sama yoon la donc mënuma koon bàyyi ak lu mën a xew rek damay ngoy mais j'étais avec toi et tu as toujours surmonté les obstacles dans la mesure où sa fit man mosuma ko gis waaw fii tu gaynde laa yor nag loolu xam naa ci dara répétition bi da daan toj papa musiciens yi seen bopp répétition nag moo mel noonu mais boo gisee Wally ak ni muy doxee nga xam ne Papa Thione lim daan way ram daan dina mës a daan wayu ko woon pour boppam waay yaa baax waay barke Cheikh Fall man xam naa li may wax j'étais toujours avec lui bi muy dëkk fii chaque jour dañ doon nekk ak Paco mais chaque fois Sénégal li ma naan dëkk bu naqaree dundee neex a deewee yal na ko yàlla lafal cat bàyyi ko ci yoonam je le connais et du arrière dëgg la machallah alors revenons sur la musique un peu on a vu une évolution exceptionnelle de ta musique moi j'étais là au premier single j'étais là à la première vidéo j'étais là bi nga xamee ni tàmbali nga ba ngay jouer live même le premier live les gens ont dit ouais il faut qu'il arrête là qu'est-ce qu'il veut d'accord mooy li Fatou Waré di wax rek mais n'empêche tu as persisté tu as insisté aujourd'hui ta musique est devenue presque pure est-ce que c'est de la maturité wala sa entourage la naka la yëf yi di doxee ba musique bi mujjee tey boo demee dama lay jox exemple boo demee koñu kase marché Sam da ngay ñëw koñ bi cantine 12 cantines yëpp teg ay Wally Seck yu bokkul ku nekk di dëggu sa Wally Seck c'est et pourtant ça devrait pas être évident
ñëpp di déglu ndoo loolu ay 12 cantines ci rajo yëpp di déglu ku nekk teg sa bos aujourd'hui c'est parce que ta musique a évolué a fait du feeling pour chaque Sénégalais di ko yëg comment est-ce que cette évolution est venue vers toi ñan ñoo la encouragé entouré ba yëf yi mën a sottee nii. waaw Boubacar je suis maintenir le cap. maanaam sama bi may liggéey dama ko doon def step by step. waaw ni nga ko waxee fekkee nga bi may génne single bi sama single génne naa ko am ñaari morceau joué naa ko pendant 2 ans. di ko joué première partie tàyyiwuma ci pendant 2 ans ci ñaari morceau yi laa yam. teg ci di doomu waykat. man j'en suis persuadé que su ma mën woon way suma papa du ma bàyyi ma way parce qu'il est compliqué bëggul ko ko jam bëggul ko ko yab. su ma ci am woon toute une notion au commencement du ma bàyyi ma def ko parce que am naa frère te wayul. am na ay frères yu wayul. en plus dama dem benn instant je suis devenu un mélomane. bëgg musique trop di ko gëstu di jël suma alal di ko ci def lu ma ci am comme revenu maa ngi koy delloo ci musique donc à un moment donné damay gëstu damay j'écoute du tout et liggéey bi moom dafa dispersé musique moom su fekkee yaatal nga rek à tout moment mën nga dal ci jackpot. jackpot nag moo jafe ok léegi boo dalee ci jackpot bi li am solo mooy nga téye nga gérer ko. tàcc yi xam nga clap moom nga am benn clap. taj mais taj bu wéy à un niveau à un rythme bien déterminé loolu moo jafe te yàlla dimbali na ma ci mbaaxam ak kattanam bi gars yi tàmbalee tàcc ba léegi ñu ngi tàccu. waaw donc nag loolu je pense que diversité bi moo ko def. mën a déglu Boubacar mu wax la ni sentiruma lii nga mën ko bàyyi. en plus j'ai essayé d'amener des gens à l'étranger ku ci mel ni Cheikh Niane Seba ñuy créer maa ngi tukki around the world pour jéem a parfaire suma musique. waaw est-ce que balaa ñuy dellu si waat ci tukki yi c'est important, c'est un point pour moi mën nga ma wax ndax musique bi dafa nekk sa cesse d'ordre pour yow lii nga xam ni moom ngay def ni nga ne man il faut il faut que ma continuer ni ci rythme bi parce que gars yi sas nañ ma ko parce que tu as des soppe yoo xam ni c'est des inconditionnels en fait quoi et c'est des jeunes et des gens yoo xam ni dañuy dem xëy suba jaay ñetti tubéy pour dem soirée Wally Seck. waaw surtout dañu am dama may soppe yoo xamante ni dañoo gëm li ki ñu bëgg dañ ko gëm. ak lu mën a xew Wally la ñu bëgg ak ku mën a ñëw Wally la ñu bëgg alhamdulilah mais Boubacar xam nga musique dafa yéeme su ma delloo tuuti ci ginnaaw ci samay nopp sama ñoom papa dañ fi fekk ay ndaanaan. fekk fi ay ndaanaan woykat ñoom El Hadj Ndiaga Mbaye tout ça. mais ku ci mel ni Thione Ballago Seck ku ci mel ni Youssou Ndour ku ci mel ni Ismaël Lô Omar Pène ku ci nekk démarqué nga wut sa yoon alors musique di dox ba léegi world musique bi teg tànk. alors il fallait que Wally Seck indi touche personnelle ñu ne rek seul le talent ne suffit pas. c'est très très important. J'ai su apporter beaucoup de choses. Le style ça parle la façon de fonctionner à travers la population. gis benn ñaaxarañ la mu créer mu am benn caaj am lu mu doxee nga apprécier ko ànd ceeg moom. c'est très très important. et en même temps mag ñu njëkk ñi bu ñu daan woy doo leen daan gis bëccëg guddi lañ daan génn dox seen soxla. sutura léegi àdduna demeetul noonu da ngay génn ñu snap la da ngay génn war a doxi soxla vidéo ku la njëkk gis li mu njëkk a taal mooy portable am donc rareté mënatul am. alors ça c'est un problème. c'est un problème majeur. et ça devrait être géré ah. voilà loolu dañ ko war a gérer. ok dañ ko war a gérer. ok donc man li ma mën a tënk daal mooy am na nangu ndogalu suñu borom. bu nekk ci yëf yi. waaw.
macha allah. waaw bu yàlla ne waaw rek. waaw la ca maam sët a koy jël jinne ya la nu nangu ca maamam jébbal ko faramareen bu mag bi nanu ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax ndax papa man gis naa ni muy doxee sax ci bu ñu répété ba pare. xam nga man nag j'aime mon boulot. dama bëgg sama métier. muy fecc. je le fais avec les gens qui me respectent. franchement waaw. muy fecc. bu ñu ñëwee di defar chorégraphe bi taxaw ba pare bu ñëwee day sax tuur xéewal est-ce que lii yëpp man ngeen ko defal. est-ce que lii yëpp da ngeen ko répété pour guddi bi rek. dëgg la. ba pare dindi xaalis avant fay bi di jot. neexal ñu ba suñu xol sedd. ndeysaan. moo tax générosité boobu générosité bi. moo tax spectacle am di def waaw. parce que fii ak ñi ngay nekkal yaa ngi féexal seen xol. sa xol a ngi féex. loolu moom mooy àdduna te stratégie de travail am mooy il est accessible Wally. waaw parce que tey jii boo ko soxlaa tey am na ci ñun suñu genre gi lu ci bari li ñuy xañ yenn yi dañ lay bëgg jot téléphone fekk nit yor na 25000 pour fay la ko moom la am. kee yor na 1 million pour fay la ko moom moo lay gën a gaaw a jot que borom 25000 yi mais tey jii Wally borom 15000 yi borom 25000 yi ku ci nekk xam nga fooy jaar pour jot ci moom boo ñëwee ci Kone boo ñëwee ci ñaaxarañ loo boo ñëwee ci Louraas boo ñëwee ci gars yi foo dem da ngay am accès pour jot ci Wally mën a waxtaan ak moom li nga xamante ne moom nga bëgg lan moo def loolu Wally. waaw yàlla dafa dogal ñi may àndal lu mën a xew xam naa ni am naa place ci seen xol yi. waaw showbiz nag dafa yaatu. man am naa défaut ku ci nekk am na défaut. mais ak lu mën a xew ñu ngi ànd ak malgré suñuy défaut ñun ñëpp. donc bi ma accepté loolu ñu accepté loolu jël nañu engagement jox ma seen temps. muy bëccëg di guddi ku ma ci soxla di ma wuy si defal ma li ma bëgg ñoom it bu ñu ma soxlaa je ferai de mon mieux maa ngi essayer di def de mon mieux pour satisfaire leen donc ñoom ñëpp c'est des Wally qui marchent. c'est des Wally ambulants. donc c'est devenu une famille staff bi barewuñu li ngay dégg staff Wally barewuñu mais entourage bi. àndandoo bi bunt yi ñoo bare. ku ci ne mën nga jaar. waaw man j'ai pas peur à ce que un njëgu soxla ma jaar ci Louraas. c'est pas un manager mais point bu accessible la bu mu gaaw rek. ok Louraas ne ko ok jëng ko ma ne ko ok boole kook Ndiaga c'est simple boole kook Aziz boole kook Koné c'est trop simple. mais xam nga léegi àdduna dafa toll foo xamante li ma doon wax rek. boo jàppee ni yow da ngay tëju pour nekk star yaa ngi nax sa bopp. parce que star yàlla moo koy def. jamono yooyu c'est résolu jamono ñoom Papa Youssou Ndour tout ça là c'est résolu. maintenant il faut prendre le temps lijjanti Boubacar li muy def lu mu doon. parce que Boubacar am na fu la boo ko lijjantiwul du la lijjanti. c'est vrai. boo ko yëgul yëgul la. parce que defuloo li muy ñaqee di ko terelee njabootam joxuloo ko. déedéet munoo ko jox yaakaaru ko ci yow. donc vraiment il faut aussi que ñun tam ñu bàyyi ci xel je parle de tous les artistes. ñun ñëpp sama bopp lay commencer il faut ñu saafonte ak nit ñi c'est très très important. C'est ce qui fait ta force d'ailleurs et puis c'est ce qui fait la force de Wally Ballago Seck et le Ramdan qui prépare un grand spectacle ce samedi et puis ce samedi sur l'esplanade du Grand Théâtre mais c'est pas la première fois que Wally Seck va sur l'esplanade du Grand Théâtre. L'esplanade du Grand Théâtre ça avait démarré par des soirées anniversaires à l'intérieur de la salle El Hadji Doudou Ndiaye Coumba Rose mais ça ne peut plus contenir le monde nit yi xajatuñ fa nga jël ko génnee ko si biti def nañ ko benn yoon mu daal di am réussite bu mag bi yoon tamit ñu war ci ñëwaat encore foofu nga xam ni moom moo di ci esplanade bi c'est quoi la nature de ce spectacle là où tu dépenses plus de 50 millions ou 70 millions ou 80 millions nga xam ne da nga koy dépenser ci ay tribunes da nga koy dépenser ci scène da nga koy dépenser ci éclairage da nga koy dépenser ci écran lan moo tax nga bëgg a def lu grandiose noonu. waaw xam nga bés du tuuti dafay nuru borom. bés du tuuti day nuru borom. dama ko bëgg. ZTM. waaw bés du tuuti dafay nuru borom. et Boubacar man sama mbir du ma ko cof. je joue pas avec ce que je fais. je joue pas avec ma musique. c'est mon gagne-pain. li may wax musique li ma defal bari na dëgg la. musique jox na ma lu mu joxul suma waajur bu góor te mu def 35 ans 40 ans de carrière musique jox na ma lu mu joxul sumay morom
musique teral na ma. musique jàngal na ma àdduna. musique tax na ma dem around the world fu ma xalaatu woon àgg. alors du ma foowee sama liggéey bi lépp lu ma jox mën naa wax ni xaajaat bi def naa ko ci delloo naa ko. delloo nga ko ci musique bi. waaw. et il est temps c'est que sénégalais yi africains yi sax laay wax ñu ubbi seen bët yi on peut pas à chaque fois bu ñu jàppee suñu télé yi rek di xool ñoom Jay-Z seen spectacle yi. dëgg la matériel bi am foofu amul fii. mais au moins ñu essayer tuuti wane ni qu'on veut bien faire c'est très très important. mënuñu lu ñu musique jox ñu yóbbu ko suñu kër yi lekk ko mu jeex. nekk foofu non nit yi rafet na tey bu ñu ñëwee xoolal plateau bi ma toog. pourtant écran yi mënu na ci ñàkk de. mais def ngeen ko ci parce que xam ngeen ni am na lu muy indi. fexe ngeen ba wuti ay micro Newman yu baax a baax. micro yi benn la. la wutale benn numéro. ngeen wut ay Newman yu baax parce que li ngeen la qualité c'est très très important. nit yi mënuñu ji la jox qualité ji leen jox sa xaalis te doon jox qualité donc loolu lay waral damay sonn événement yi bu desee ñaari fan damay fekk ma xoot. bañu ma ci dara. bu ma ci am dara. mais bu ñu ñëwee nañu xam ni kii def li du sauce haricot. sama papa Dia doon wax loolu sama xarit loolu am na solo. tey Thione Seck kan nga mës a gis mu fawee logistique bi Wally Seck ji teg fii Sénégal. kan nañ ma wax kan. kon kenn du ko cof. déedéet kenn du ko cof. ba pare papa dogguma la foofu mais bërki démb dañu nekk tournage clip bu Fatou Guewel xale yi bi 18h jotee xaw nañ ma dóor ne ma Eumeudi dañuy dóor pour répétition yi. sa diggante tuuti rek ak Eumeudi Badiane parce que way yi bari na ñu bari man question boobu du sama question internautes yi ñoo ko laajte. lan moo tax Wally buy way Eumeudi daf koy way ak xol Badiane Sakura Wally des fois dañ may dégg toujours bu may def interview sax du ma bëgg tudd Wally parce que ku tekki bari njariñ bari ay mbokk. du ma ko bëgg tudd parce que mën nga wax nit ñi duñu xam dëgg-dëgg. mais on se connaît. tey la safee. dama naan Eumeudi rek parce que am na loo xamante ne mi ngi koy daj ci ñun. pour ñu jàpp chorégraphe boobu te am na ay loo xamante ne benn opening dance yàlla ak barke moo tax man ma mën ko ba moo ma yóbbu international. makka rek laa wàccagul ndax sama métier. sa digganteeg Eumeudi tuuti rek. waaw Eumeudi nit la boo xamante ni daf ma gëm ci sama départ sama début et puis mu nekk un homme boo xamante ni il est entier. Eumeudi amul benn problème. bëri na xadar mais ni nga ko gisee moo gën a gaaw jooy Sénégal. billaahi bëggul ko mere bëgg na parfaire. te dafa bëgg li muy def ba jaral na ko xeex dafa bëgg musique. mais 10 000 la ñu doon jox Wally timis. waaw ne jël leen Njaga Njaay. waaw laay fam yu njëkk yëpp maag géwél mbaay ñu ngi da ci ko bëgg trop. waaw yàlla jël leen Njaga Njaay ngeen ñëw. fii xëy na kon fii la nouvelle bi di feeñee. Eumeudi Badiane nekkatul seul danseur. dama ko décalé. dafa bokk ci sama staff. ok Eumeudi Badiane léegi ci staff bi la bokk. dafa bokk ci sama staff. parce que lépp li ngay gis Grand Théâtre bi ma dalee def sama événement chorégraphie yëpp lépp de A à Z moo koy monté moom ak équipe am ñoom Fatou war a di si ñooy def lépp spectacle bi duggin bi génn bi lépp. yes donc dafa dem ba talatul fecc mi. ma ne ko ok léegi kaay. staff nga bokk. kaay nga noppalu. yes heure bu la neexee feccal. waaye ñun man li mooy soxla ci yow. mooy su ma amee bés bu mag. nga wane lu mag. nga def lu mag. donc mi ngi ci staff Wally Balago Seck. donc ñu décaler ko tuuti pour mu def honneur. xam nga kañ la ñëw ci Thione Seck. xam nga moom kañ la ñëw ci Thione Seck. non. xamoo ko de ah. non. xam nga lu ko indi ci Thione Seck. non. xamoo ko de Thione Seck dafa amoon contrat ak groupe Thiou. waaw. Eumeudi. ak Ahmed. non Eumeudi ak Ahmed. Thione Seck ñaar ñooñu la ma laaj. ne ma sa ñaari boy dama leen bëgg a signer contrat bi xam nga ñaata la woon. par weer. xam nga ko. non. 300 000. ñoo koy feccal mu leen di fay 300 000 par weer. Eumeudi may dégg. ñu ñëw ba sama kër tàgguma. ne ma Thione Seck daf ñoo bëgg a jël te dañuy signer contrat mooy seen premier contrat ñoom ñaar. ndeysaan. waaw ñoom dañ doon fecc
les Bobo Diouf lañ doon fecc. waaw Sidiki Souké. mi ngi nii il est l'abreuvoir des assoiffés. sama papa Sidiki ji Souké lañ doon fekk. mu amoon beneen mu am Papa Ndiaye moom tamit daal di dem léegi ñoom ñaar ñu dem ci Thione Seck Papa Ndiaye dem ci keneen. histoire baa ngi noonu. boobu fale ko ma may la ko loolu. ñu ñëw ba sama kër toog ci saalu Maam Jaara toog waxtaan ba juboo man leen daaloo Thione waaye léegi ñu ngi ñëw ñu daal di ñëw ñoom ñaar daal di signé ak Thione Seck yow it nga daal di ñëw fekk leen ci Thione Seck. mi ngi noonu. ma dolli la loolu wala dañoo wax si voyage yi balaa ñuy ñëwaat ci spectacle bi tu es quelqu'un qui voyage beaucoup. Je t'ai vu avec beaucoup de grandes stars américaines si jamono yële qu'est-ce que tu as été allé chercher chez les Américains et aux États-Unis. waaw dama demoon pour ubbi tuuti ouverture xam nga featuring am na solo parce que tey ma def ak Fatou Waré dara am na juróomi nit yoo xamante ni bëgg nañ Fatou Waré bëgguñu keneen waaye lu Fatou Waré def ñu xool ko. alors Fatou Waré dina ma may chance. à ce que ma am 5 nitam yooyu ñu déglu ma. buñ ma dégloo maanaam ñaari nit yi mën nañ ma commencer di fëloo. parce que international leen. loolu moo tax featuring di am mu jaral gars yi ñenn di dem di ci daj lu nekk. parce que daf lay ubbil ouverture la. en plus c'est bien beau aussi ça fait plaisir. tey Wally Seck dem def dara ak waykat bu mag. boo xamante ni ñun sénégalais yi ci télé bi rek lañ ko doon gis. écran yi. yaakaar ni sax mun ñu ko gis. tey ngay dem bay kaf ak moom di waxtaan ak moom dem këram. ngeen naan tey ànd génn. dem lekki. ça fait plaisir. ça fait trop trop plaisir. donc noonu la rek dama xam ni il est temps c'est que ma élargir affaire bi yaatal laa fi ba lu ma yàlla may ma jël. aujourd'hui yow am nga ouverture sur l'international am nga beaucoup de possibilités donc tu vas à la rencontre d'autres sonorités c'est ça. waaw Boubacar su ma la waxee tey xam naa ni su ma jógee fii tey ñu ci bëri dañ ne mais kii dafa feebar wala nu mu demee dëkku woon pour Boubacar wala. Boubacar lii pour ma wax la modestie à part. dama def album mu yàgg lool lii def na 3 ans vidéo bi. def na 3 ans. waaw. waxuma la morceau bi vidéo bi. vidéo bi def na 3 ans. waaw. Miami la woon ñaa xam na li may wax. Zeyna Ndour mu Viviane xam na li may wax. Zeyna Ndour waaw. waaw fekkee na ko. soo gisee dama dem ba amatul place ci album bi par exemple di nga def album mu yàgg am ay déchets. ci déchets yi la bokk. yes ça veut dire tout simplement que l'album était terminé amuñu fu ñu ko def bii nii ñu ne nañ ko def noonu rek. non c'est-à-dire album bi jamono ji dafa sut lii. niveau album bi. da ko sut. dépassé na li. morceau bi actuellement il est bon c'est un bon morceau. ça peut tourner. mais bu doon tey dañuy tànn. ci déchets yi lay bokk bu ñu doon tànn ceeb du bokk ci li ñuy sóor. du bokk ci li ñuy sóor. merci Wally Seck. tu es koo xam ni da ngay liggéey c'est vrai respecter sa liggéey. jox ko cër di tukki di dem di ñëw aujourd'hui qu'est-ce que les réseaux sociaux ont apporté à Wally Seck dans son travail. waaw je peux dire que. est-ce que Wally est l'enfant des réseaux parce qu'en fait ta carrière a été aussi boostée par les réseaux très tôt. waaw dama am ay soppe yu bëri histoire. da nga am ay soppe yu bëri histoire. waaw c'est-à-dire ñoom lu mën a xew rek. Wally lañu bëgg li ma koy wax tout le temps. bu Wally defee dara moo leen gënal lu keneen def. donc dañuy fexe booster ko. dañuy fexe di ko teg dañuy fexe am na ay yaay yoo xamante ni tey dañuy reyante dañuy xuloog seeni doom pourquoi tey dugg lu ñu Wally. am nañ bokk ci ne ay groupe dañuy woote pourquoi dugg la sama doom tey ku ci mel ni Amital Tamba da ngay dégg ku muy xulool pourquoi tey statut Wally mel ni moom moo jënd téléphone bi. c'est-à-dire dañu dem ba
c'est devenu une guerre médiatique peut-être. Donc mais dama ci am ñu bëri histoire waaw. Youssou Ndour a ko waxoon goney Wally xale waay la doon way. wulee ña goney Wally ba mu ne Macky nekku fi président. goney Wally wulee ñaan. may ma ca dagga sante bala. waaye may ma 88 628 38 38 ma mayee ñaari téléphone TSL yoo xam ni Wally Seck moo koy may ki nga xam ni moom moo dugg. benn TSL ak benn Alcatel parce qu'en fait da nga doon lancer aussi benn marque, tu as lancé une marque de téléphone qui s'appelle TSL. Tu es devenu en fait Wally Seck aussi une marque en plus parce qu'en fait tu es brand ambassadeur de plusieurs produits. Comment ça se fait toutes ces négociations boo ko amee nga jox ma ko. waaw yàlla dafa dogal nag body bi jantal. waaw déggal loolu. waaw loolu yàlla dogal. te amoo benn biceps. non waaw mais xoolal suma taay bi. body bi jantal te amul benn. wuy ma. ligne bi baax na. billaay walaay ligne bi baaxul. ligne bi baax na wuy ma biiru pigeon nga am. non da nga may déglu ma expliqué la. acca toogal ma xool taay bi baax na. taayu xam nga du ma taay ëdde. taay yu gàtt yooyu noonu. yu gàtt yooyu waaw non taay bi baax na xam nga XL la. Yàlla dafa dogal aussi nit ñi bëgg ma macha allah. Vraiment may gërëm waa TCL. Le fait que confiance bu ñu am ci man. ba jàpp ni li ñu bëgg def maa ko mën rek loolu plaisir la. c'est énorme nit mënu ko fay. mu groupe vraiment. ñu sànq rek bi may ñëw maa ngi leen di waxtaanee. ndeysaan Njóogu ndeysaan ma ne li ma ci jaaxal mooy seen panneau sax bokkul ak leneen. déedéet. c'est-à-dire en fait. qualité ba. ils ont compris. waaw le ils ont travail vraiment compris. mais yow tamit def nga ci de ca Parada ba la. waaw ca Parada ba la ca Parada ba la. am nga 88 628. waa acca allo. allo. ku baax naka nga def. Boubacar ça va ñu ngi lay nuyu yéen ñëpp. ñu ngi lay fay noo tudd. maa ngi tudd Fatou Fall di woote Grand Dakar. Fatou Fall depuis Grand Dakar Fatou na nga def. maa ngi sant yàlla Fatou dégg nga téléphone yi nga xam ni Wally Seck mooy brand ambassadeur bi. maa ngi koy dégg à la télé. waaw ba téléphone bi naka la tudd. am na Alcatel am na beneen. TCL. TCL. yow ci génération TCL nga bokk mba. TCL mooy génération bu tegu bi daal. waaw mooy bu tegu bi ma ngoog. ci laa bokk moom. waaw ci nga bokk de. dama lay jox nga nuyoog Wally Seck bu ko defee après mu may la benn téléphone. d'accord merci. Wally Fatou Fall a ngi noonu. asalaamaaleykum Fatou. Wally noo def. maa ngi lay siyaare bu baax. maa ngi kontaan ci yow rek di la nuyu di la ziar. jërëjëf maa ngi lay magal. di la ñaanal rek ci kaw ci kanam. incha allah rabbi. ba pare di la jaar sa papa yàlla na la yàlla jox xolu muñ ta nga sut ko ay fan. amiin yaa rabbi amiin man nga dama la fekkee. gis nii rek di la ñeewantal rek. ndeysaan waaye macha allah yàlla na la yàlla jàppale. jërëjëf Fatou. waaw mbokki fan Grand Dakar. maa ngi dëkk Grand Dakar. naka waa Big Town. ñëpp a ngi fi am. naka waa garage. ñëpp a ngi fi. daan naa fa fréquenté sama kër benn frère ñu koy wax Ahmed Diallo ak ñoom Iber. ah d'accord. waaw Grand Dakar moom yàgg naa fa ko ñu ko kaay tout ça et puis suñu xarit Bator Ousmane Camara foofu la dëkk. mooy borom Big Town waaw vraiment maa ngi lay siyaar di bégge waa Grand Dakar yëpp. maa ngi lay nuyu man tam di la delloo ziar bu baax di la ñaanal rek. waaw kontaan naa depuis Grand Dakar aussi ñu ngi jàllale suñu nuyoo ci Tarba Mbaye suñu rakk. vraiment ñu ngi leen di daal béggee. ñoo la raw ñun ñoo leen di gën a béggee. jeex na kon sa téléphone TCL mi ngi fi. da nga ko jaar jël si ko incha allah Wally moo la ko may. jërëjëf Fatou merci di xaar beneen auditeur moom tamit am na Alcatel. alors Tidiane Dabo marché HLM mi ngi lay gërëm nee na nuyul ma Wally Seck moomu nga xam ne ñun moom rek la ñu am. waaw Tidiane day c'est un Wally ambulant. c'est un Wally Seck ambulant. waaw moom waaw gis nga li ma doon wax ci ñi bëgg Wally. dëgg la mën naa xeex ci Wally léegi. Tidiane boo waxee ci Wally léegi mën naa xeex ak yow. te ni ma wax la benn affaire. du déglu musique. alxuraan la bëgg. yooyu la mais à part Wally Seck du déglu leneen. ndeysaan gëm dara moom diine la gëm. diine la gëm. waaw taalibe Cheikh la allo. allo Boubacar. ku baax naka nga def. ça va bien. noo tudd. madame Sarr Jëppal. madame Sarr naka nga def. ça va alhamdulilah. mbaa yaa ngi ci jàmm. sant bu baax a madame baax. Sarr am nga fi benn téléphone boo xam ni Wally Seck moo la ko may. maa ngi koy gërëm di ko sant. waaw Balago xam nga moom mooy ambassadeur Oumou Express. waaw site internet boobu nga xam ni fa la ñu mën a jëndee lépp loo xam ne da di téléphone ak ordinateur. waaw dégg nañ nga di ko waaw yooyu yëpp ma ngoog donc Wally may na la benn Alcatel dégg nga. merci beaucoup après nga jaar fi jël ko merci beaucoup. merci ñu gërëmal ma Wally bu baax. dina ko dégg jërëjëf Sarr waay. voilà merci beaucoup jërëjëf kontaan naa merci
allo jox ma beneen auditeur ma may ko rek benn bon wu dîner benn bon wu dîner bu Manastor benn bon wu dîner bu Manastor allo. allo oui. waaw ku baax naka nga def. sant yàlla wér. noo tudd ak fooy woote. maa ngi woote si sama Derklé Khady Aw. Khady Aw à Derklé Khady naka waa Derklé. ça va sant yàlla wér. ñëpp a ngi si jàmm. dañoo am mbégte moom. waaw Khady donc Wally Seck may na la benn bon dîner da ngay dem def benn brunch. samedi da ngay dem brunch du ak waa Manastor foofu nga xam ne moom moo di seen restaurant bi. boo demee ba pare. après nag ñu daal di lay si guddi gi nag ngay soog a ñëw soirée Wally Seck dégg nga. waaw baax na waaw man nag instant allo. garde la ligne dégg nga ñu daal di jël Cosmakeup moom tamit maye na 3 tickets. Cosmakeup. waaw 3 tickets VIP. yaramam tàng na. moo nekk nii. cey ñaa xarañ loo moom nga ma indaale lool cey xarañ loo. xanaa ca xarañ nga 88 ca xarañ nga la 88 628 38 38 boo amee ñaar ñoo xam ne dama leen di may billet yoo xam ne dañuy dem si Cosmakeup jël fa li nga xam ne moom moo di seeni maquillage ba noppi kooku mooy sa xarit Mame Thierno. waaw en même temps aussi man maay seen ambassadeur aussi. yaay seen brand ambassadeur. waaw Wally Seck est devenu une marque aussi. Cosmakeup. waaw vraiment sama nit la. sama grand frère la ku baax la mbokk Ndiaye Khalil. maa ngi koy gërëm bu baax a baax Thierno. nit ku gëm boppam la. dëgg la te Boubacar Thierno est parti chercher li nga xamante ni ñun dañ koy soxla. comme ni nga ko waxee. li ñuy soxla Macy's di ko wut Times Square di ko yóbbu ci champs yi. moom indil nañu ko fii. indil na la ko fii c'est à notre portée. macha allah am na liggéey bu ñuy waajal dina gën a yaatu sénégalais xam ni. ils ont Paris. à Dakar et New York. et ils ont Bercy chez toi demain. allo allo. allo. ku baax naka nga def. waaw ñu ngi sant. noo tudd ak fooy woote. Serigne Thiam Thiès. Serigne Thiam Thiès. waaw. Serigne am nga fi benn bon boo xam ni Cosmakeup moo la ko may. oui. léegi da ngay ñëw ànd ak soxna si ngeen dem ca Cosmakeup mu jël maquillage am ba pare ñu jox la billet nga dem seetaani Wally Seck. kon yow ñaari VIP yëpp lañ lay jox dégg nga. waaw. jox ma sa numéro téléphone déjà. 77. 76. waaw. 407. 407 waaw. 22. 75. waaw sa ay ñaari ticket ngi fi yaag soxna si dégg nga. d'accord waaw. Merci beaucoup. Alors il nous reste encore 6 minutes mais Wally juste avant de terminer bëggoon balaa Fatou Waré di jëlaat parole les répétitions étaient déjà faites pour le spectacle à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le 12 ce spectacle bi di ñëw le 12. du lourd Boubacar. du lourd loolu rek nga may wax. waaw. Boubs ñëwal gis du lourd. du lourd. du Wally en fait. du vrai Wally. viens voir du Wally. ça c'est du Wally. récréation jeex na tout le monde en classe. léegi nag li ci gën a doy waar mooy Abdou sama papa ci Sandaga mook Coro. waaw lu ñu teg ñoom. dañu bëgg ñoom. lu Wally bëgg la ñuy teg mais tamit ticket yi foofu nee nañ am nañ fa lu leen neex pour ngeen jaay ko fa. bind nañ ma message léegi lu leen neex mën ngeen ko fa indi foofu tamit ca Abdou. ñu jaayal leen ak Coro waa ñoom ñoo njëkk a nekk suñu ay sponsor ci rajo bi. nga ni ma xam nga waaw. waaw grand borom xel comme plus. xam nga am bokkum ndeyum Coro. grand bu ba non sama événement yëpp day sant day yónnee jënd billet. waaw maye ko mu maa koy gërëm. tey nag dafa pare pour jaay sax billet après topp la ci dara. waaw ndeysaan dégg loolu yow. waaw ma bëgg aussi. Abdou ngi noonu kon nag léegi man sax li gën a ga moom Abdou moom dama ma ci moom cër. waaw. waaw léegi Fatou Waré yow Abdou yow. non yow dalay jox yow 25 billets yow. 25 billets. bi nga commencé maye yow. d'accord. suba nga maye say kon Abdou yaa ngi dégg. waaw 25 billets te man rek coow li daf maa topp bu Wally xewlee coow li daf may topp. waaw looloo baax. waa ndax marine muccul ci soosu ginaar dama jaaxle daal noonu lan may def ñaaxarañ loo ngi nii taxaw. si na ba mu bokk na ci. ragaju. day wéttali kanam papa. ragaju. day wéttali kanam. ragaju day te wéttali muñ kanam da koy xumbal. muñ day xumbal kanam. waaw mais nuyul ma fàllu Wally sama rakk la day sàcc sama xaalis di ko jëndee CD Wally
day sàcc sama xaalis di ko passé soirée Wally mënuma ci dara sëñ Fallou man damaa siiw ñëpp a ma xam waxal da koy jël sëñ Fallou la tudd waay mais bëgguma da koy jël Wally la bëgg dama bëgg mu nuyul ma ko xolam sedd sëñ Fallou maa ngi lay bëggee yaaram maa ngi lay char bu baax a baax xam nga yow nag kon nag yaay invité d'honneur bi nag Kër Fatou Waré moom yaa fay invité d'honneur bi ñu ngi lay xaar incha allah le 12 bu soobee yàlla incha allah balaa ñuy demaat Wally juste pour histoire de terminer balaa ñuy parce que dañu war a yéeg ci télé bi pour 10 minutes dañu am émission bu tëdd foofu lal basang gars yi lal nañu basang yi balaa ñuy yéeg ci télé bi bëgg naa nga wax ma tuuti rek li nga xam ne moom moo di le dispositif particulier pour les télévisions ak les radios parce que ñoom it dañoo am ci yow cër dañu laa diffuser dañu laa jàpp dañuy ànd ak yow c'est quoi en fait le dispositif bi nga xam ne moom la télé yi ak rajo yi di la ànd ak yow ci bés boobu waaw Boubacar pour dire vrai ci bés boobu dama am équipe digitale boo xamante ni dañuy commencé ànd ak man di màgg ak man muy ñoom Nouraas ak xale yi te yàlla dogal ñu répété pendant 15 jours Fatou xam ne li may wax ñu ci 15 jours de répétition ak ñoom mooy li ñu war a wane ak li ma bëgg ñu wane ak moment bi ñu ko war a wane xam nga problème bi mooy léegi spectacle da ngay ñëw gis ku teg caméra am fekk wu répétition ñu war a wane dàll mu wane pneu oto donc loolu te moom loolu mën na jouer ci spectacle bi il a tout compris oui il veille sur il a tout compris donc actuellement li ma bëgg ñu wane ko maanaam li ma répété li ma calé le bon moment le moment propice lii ak lii moo war a jàll lii moo war a daw par force ñoom buñ ko échecgee ëllëg ñoom ngay waxal moo mën a am sama responsabilité ne leen ok non xoolal abal leen ma ma wuti ñeneen ñu ko mën mais tey du ma jël engagement wu li ma répété muy qualité li ma bëgg woon Sénégalais yi ma ci dugal keneen mu téye caméra am non heure wane li jot muy wane leneen donc su ma paree nag li may def am naa samay image mën naa xool télé bu ma neex télé yu ma neex nga jël leen ma daal di leen koy jox mais nit da ngay sàmm sa image ñu daal di koy teg mais wax dëgg yàlla bii en exclu c'est Wally Balago Seck et sa chaîne YouTube mais Tidiane Daabu ne billet yaa ngay jeex foofa ca marché ne billet yaa nga naan far billet yaa nga naan far kaabaa ngi noonu billet yaa ngi noonu mais yow foo nekkoon yow nga jox ma rendez-vous 10h Aziz toog booy Aziz booy yow symphonie 10h nga ma jox rendez-vous nga ñëw fi midi booy yow yaa ñu yëpp démb xam nga la laa ko wax ah dañuy ñëw bi daf may kii ma ne ko yeewu suba teel commencé na Aziz da lay yee bëccëg waaw xam nga njaga daa am yërmande waaye njaga ndeysaan mais moom day moom da lay yee da lay yee moom 8h boo koy mu ne baax na baax na waaw moom jéemul lijjanti sax jéemul lijjanti tax Wally dina récupérer ou pas mais en tout cas merci on avait 2 heures mais malheureusement on a fait que 45 minutes yoo xam ni dañoo ñëw waxtaan ak Wally Seck am na yeneen question yoo xam ni war nañ ko aborder ak yeneen sujet d'actualité yoo xam ni waroon nañ ko aborder dont notamment li nga xam ni moom moo di les événements yi nga xam ni moom moo passé waroon na si joxe tamit xalaatam en tant que artiste en tant que porteur de voix en tant que ami de la jeunesse jeunesse bi waxoon ni dañoo sonn daal di ñëw ni dañu bëgg a liggéey yooyu yëpp waroon nañ ko waxtaanee mais malheureusement yooyu yëpp xaju fi mais en tout cas l'essentiel pour moi a été dit mais da ngay dem aussi Ourossogui Fouta c'est une première pour toi. waaw Ourossogui maa ngi fay doog a dem. da ngay dem Fouta yaa ngi dem. xam nga ñun Ourossogui bu ñu fubal dañuy yóbbaale kaani. pour lan. bu ñu fubal nii. kaani pour ku ma duut damay duut kaani pëndax nga tisewali dootoo gis. mais ñun bu ñuy xanaa xawoon bu ñu fubal dañuy yor jaasi ñun ñooy Ourossogui. waaw kon léegi concert mbaa doo may jaasi. non doo may jaasi gendarmerie jël na kii yëpp. day bañ waa ma ne kii ma ne amul waay. dañuy dem Ourossogui. ba pare da ngay dem Casamance aussi. waaw Ourossogui c'est le 26 juin. waaw Ziguinchor Casamance c'est le 19 juin. te li nga ci xamul le 10 juillet aussi. maa ngi dem Fouta. le 11 maa ngi Fouta. le 10 yaa ngi Fouta le 11 yaa ngi Fouta. voilà le 26 yaa ngi Fouta. waaw le 10 yaa ngi Fouta le 11 yaa ngi Fouta. waaw ayoo Fouta wutal ku ma remplacer dama nam xew damay xewi. Balago merci beaucoup. merci beaucoup Boubacar. On a rendez-vous avec toi ñu dem ITV rapidement. ñu daal di dem dugg ci direct bi rapidement et puis gars yi mën ngeen ko xaar aussi ci fi nga xam ni moom moo di ITV di gërëm ñu nekkoon ci Instagram bi yëpp di gërëm Louras di gërëm ñoo xarañ loo di gërëm sama gars yi ci page TikTok bi ak fi nga xam ni moom
moom moo di ñoom Mor ci li nga xam ne moom moo di Instagram bi thank you rendez-vous incha allah dinaa ñëw defal la spectacle bu mag. incha allah Boubacar yow lu mu mës a def ñëw nga ci. dañ ma war a li ngay ñëw sax dafa safe. li ngay ñëw dafa safe lool. damay may sénégalais yi loo xamante ni peut-être que dina leen jaaxal nit dafa ñëw ñi Papa Thione dama bëgg nga jox ma Wally ma manager ko mu laaj ko 32 millions comme caution. caution 32 millions. waaw. xam nga ko. xam naa ko. nit génn fa mu woo la téléphone. ne dama bëgg nga ñëw jàppale Wally manager ko ci gratuit. wóolu naa la. dëgg la. donc ça c'est quelque chose. c'est quelque chose dëgg la. lu bëri nag su ko nit waxee ci nit moo ko catu. mais yow dañuy gisee fu kenn dul nekk. dëgg la. et bi ngay wax léegi ouverture Wally bokk nga ci ma may chance ma dem. da nga war a dem. bokk nga ci ñi ma wan ni le Sénégal, l'Afrique a besoin de toi. Alors je vous remercie Boubacar. Vous êtes un grand homme. Une personnalité. yàlla na nga wéyale. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla na nga dund. yàlla na nga wér. ñu bokk lépp jërëjëf. merci beaucoup ci li nga ko remercier sax pour man. Boubacar Mari Mbaye borom maam yi ci gore. yàlla na nga dund ndax man boo dundee rek sama njariñ la. Inch'Allah. Merci beaucoup mon frère Wally pour l'opportunité. I love you. yàlla na la yàlla defal jàmm.